salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time4Africa TV bari fi seetaane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci njiitu réew bu Pologne moom nag ni ki démb dafa amal ab tukki nemmeeku fii ci diwaanu Sénégal moom nag jot na sax daal di daje ak njiitu réew mi ngir daal di xool diggante ñaari réew yi Pologne ak Sénégal nees la ñuy def ba gën a ñongal li nga xam ne nag mooy coopération bi njiitu réew mi Macky Sall sax daal dina wane engagement dinañ wax ci tiisu yi nga xam ne nag moo daal di dal ci àdduna wërngal këpp mooy reine d'Élisabeth moom mi nga xam ne nag dafa daal di ñàkk bakkanam ci juróom ñeent fukki at ak ñaar gannaaw boo xam ne nag moom nekk na ci turun bi lu ci tolloog juróom ñaar fukki at mu nekk loo xam ci bari ci at nag ñu ngi koy rendre hommage ministre affaires étrangères sax ñoom daal ñi ngi daal di wane seen jàll ci reine Élisabeth xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi de jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyuwaat leen beneen yoon xabaar yi nag dañ koy daal di doxe ak président bu Pologne Andrzej Duda moom nag ni ki démb dafa amaloon tukki nemmeeku ci diwaanu Sénégal. jot na sax daal di daje ak njiitu réew mi Macky Sall ngir xool nees la ñuy def ba gën a ñongal li nga xam ne moo dox ci coopération diggante Sénégal ak Pologne njiitu réew mi Macky Sall sax daal dina biral engagement ngir daal di def ci yitteem ñu daal di déglu ki nga xam ne nag mooy njiitu réew mi Macky Sall. Messieurs les journalistes, je viens tey jii waxtaan ak suñu gan mooy président Pologne bi Andrzej Duda ci wàllu visite de coopération kon président Andrzej Duda welcome ci Teranga seen visite bi tey ñuy koy rafetlu bu baax. maa ngi fàttali itam bi ma demoon Pologne octobre 2016 Sénégal ak Pologne ay partenaires lañu vraiment seen liggéey seen recherche scientifique seen innovation ngir développement mondial bi ñëpp gis nañ ko. njiitu réew mi Macky Sall ngeen doon teewlu loolee li nga xam ne nag mooy ubbiteeg école yi moom nag daal di nañ ko fixé bu ñu sukkandiku ci li nga xam ne mooy ministre éducation Mamadou Talla ñoom nag ñu daal di jàpp ne li nga xam ne nag mooy ubbiteeg école gi 2022 2023 ñu ngi ko daal di jàpp ci altine ñetti fan ci weeru octobre bii di ñëw ngir professeurs yi daal di commencé li nga xam ne nag mooy. jàngale gi maanaam rentrée scolaire bu 2022 2023 ñu ngi ko war a daal di amal juróom-benni fan ci weeru octobre ngir élèves yëpp daal di commencé waat jàng bi. ñu wax ci tiis bi nga xam ne moo daal di dal àdduna wëngal këpp mooy génnug àdduna reine Élisabeth mu nekk tiis woo xam ne ci kaw àdduna yëpp la daal di dal gannaaw bu mu dundee ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn moom nag mujj na daal di. wuy ji boromam moom nag mooy ki nga xam ne moo gën a daal di yàgg ci boole période maanaam trône bi ki nga xam ne mooy reine Élisabeth maanaam jaar-jaaram parcours am ñu daal di ci dellu si ak sunu reporter. ki nga xam ne nag mooy reine Élisabeth moom mi ngi juddu ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril 1926 foole ci dëkk bu ñuy wax Mayfair moom mi de nag mi ngi génn àddina ndiki démb juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2022 ci Château Balmoral moom mi le nag mu nekk reine bu Royaume-Uni Grande-Bretagne Irlande du Nord ak yeneeni royaume yu Commonwealth ci juróom-benni fan ci weeru février 1952 ba ni mi génnee àdduna moom mi le sax boo demee ci dëkk yi nga xam ne mooy monde francophone moom nag dañ ko daal di désigné woon ñu ci bari moo ne moom moo nekk reine d'Angleterre moom nag mooy ñetteelu reine boo xam ne moom moo daal di jël boole trône gannaaw boo xam ne ki nga xam ne mooy nijaayam moo ko daal di nekkoon ak ki nga xam ne mooy papam ci atum nag 1936 ki nga xam ne nag mooy nijaayam moo nekkoon roi waaye nag moom
ay weer rek la fa daal di def après mu daal di abdiqué maanaam bàyyi gannaaw bu mu bàyyee nag ci trône boole mi ngi ci daal di bàyyi woon ki nga xam ne mooy frère Kadem. princesse Elisabeth moom nag bi mu amee fukki at ci la daal di donnu li nga xam ne nag mooy couronne britannique bi moom mi le nag ci ñaar fukki fan ci weeru novembre 1947 ci la daal di sëy maanaam ki ko takk borom këram di woyu ci turu ki nga xam ne mooy Philippe Mountbatten moom nag moo nekkoon prince bu Grèce fële ci Danemark ñoom nag ñu daal di sax am lu ci tolloog ñeenti bant Charles, Andrew ak Edward moom nag di reine Elisabeth moom nag mi ngi daal di nekkoon reine accédé ci trône bi ci juróom-benni fan ci weeru février 1952 bi mu amee ñaar fukki at ak juróom gannaaw boo xamante ni nag nga xam ne mooy Charles VI daal dina génn àdduna couronnement bi nag ni nga ko mën a daal di xayma ci ñaari fan ci weeru juin 1953 moom nag moom bi mu ko daal di nekkee moom nag bi mu jëlee trône bi ci ñaari fan ci weeru juin 1953 moom nag mooy bi la yoon bu njëkk buñ ko daal di amale ci télévision bi ci atum nag 1956 ba 2021 ñoom nag dañoo daal di gis ne li nga xam ne nag mooy li mu daal di woon jiite ci yenn ci territoire yi dafa daal di wàññeeku li ko waroon nag mooy yenn ci ay royaume dañoo daal di nekk république moom nag reine Elisabeth mi ngi daal di ñàkk bakkanam ci juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2022 ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn moom nag ki nga xam ne nag moo ko war a daal di remplacer ci bile trône mi ngi wuyoo ci Charles III di nekk doomam. leeral yi ngeen doon déglu lool lenn ci jaar-jaaru Elisabeth reine bu Angleterre bi nga xam ne dafa daal di mujj génn àdduna moom nag gannaaw bu mu daal di faatoo ki nga xam ne nag mooy taawam doomam di Charles III moom sax moo koy daal di wuute ca boole trône kenn mooy Charles III leeral yi ak Lena Mbaye. booloo abe ya ca Westminster ñoom prévoir nañu couronnement wu roi Charles III ba noppi waaye kii di roi Charles III dina xaar fii ak ay weer mën a sol lii di couronam bi ni ko yaayam defee woon balay moom kii di roi Charles III dina jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi yu télévision britannique tey ci aljuma bi juróom-ñeenti fan ci weeru sàttumbar ngir def déclaration bu njëkk roi Charles III moom nekk souverain bi gën a màgget bu doonu couronne ci ba mu amee atu 73 ans lay door di toog ci nguuru Angleterre reine Elisabeth génn na àddina démb soppeeku lañu seetlu tey ci aljuma ji juróom-ñeenti fan ci weeru sàttumbar ci tribunaux britannique yi bu ñu fàttalikoo Charles III suba ci samedi bi la nar a doon couronne bi officiellement ba mu jëlee décision téye turam nag kii li le roi Charles III moo ngi dégg ay gaaf yu bare ci turam boobee ñaari turandoom ya toogoon ca bopp nguur ga balaa moom ñoom amoon nañ fa ay fortune bu baax a baax waaye tamit seen nguur amoon na jafe-jafe lool kii di Charles Ier moom dañ kaa exécuté woon ca 17e siècle kii di Charles II moom dafa na balaa mu doon ñëwaat ngir jëlaat lii di palaasam ci nguur gi. ci loolee sax la ñuy daal di desandi maanaam génn àdduna reine Elisabeth fii nag ci diwaanu Sénégal ministre bu affaires étrangères moom nag daal dina mititlu li nga xam ne nag mooy tiis boobu nga xam ne dafa daal di dal àdduna ba tax na mi ngi koy jaale ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy Aïssata Tall Sall di ministre des affaires étrangères. Je voudrais ginnaaw décès bi nga xam ne askan Angleterre ñuy koy dund maa ñi leen di ñaan benn minute de silence balaa ñu continuer suñu naataango. maa ñi leen di gërëm ak président Macky Sall ñu ñaan waa Angleterre yàlla nag yàlla yërëm. reine Elisabeth dafa nekkoon jigéen koo xamante ne fépp si àdduna ko xam. exceptionnel d'abord. Aïssata Tall Sall ngeen doon teewlu loola reine Elisabeth ndax Sénégal yi xam nañ ko am déet gannaaw bu mu daal di génne àdduna ñenn ci askan wi daal ñu ngi daal di wax li nga xam ne moom lañ xam ci ñoom ñu daal di déglu reportage bi nga xam ne sunu naataango mënu ko defal. comme ni ko Sénégalais yëpp. gisee noonu laa ko gisee xam nañ ne mu ngi jël trône bi en 1952 def na fa 70 ans de règne nekk na fi nekkin bu rafet boo xamante ne fa dëgg yàlla durant les 70 ans yi nga xam def na ko au sommet de la trône amul benn yoon
boo xamante ne mës nañ fa dégg la reine Elisabeth II mu def ko loo xamante ne safaan bi la donc je pense que loolu rek vraiment marque de grandeur la mais de dignité mais surtout de loyauté envers peut-être son peuple bi nga xamante ne nekk na seen reine donc pour les Africains wax fa dëgg yàlla mënuma ci prononcer bu bari ndax gisuma wala ma dégg benn yoon loo xam def nañ ko au niveau de l'Afrique mais en tout cas sur le plan comportemental mën nañ jàpp ne jigéen bu amoon valeur la jigéen bu amoon dignité la woon mais jigéen boo dul woon dégg ci ay frasques la waaw kilifa la woon daal. dama ne wax man xawma ko bu baax. wala France Angleterre waa ñëpp di ko tàgg ñu ne moom ku baax la man xawma ci dara. waaw la foog de. nit ñi di ko tàgg te que liggéeyam moo rafet mais waa nit la ci sama gis-gis nit comme ñun la rek moom def naa lu mu war a def lu mu waroon def léegi. génn na àdduna. La reine d'Angleterre, bon, je la connais, mais pas trop. J'entends parler d'elle, mais je la connais pas à 100%, voilà. Je la connais pas à 100%, mais j'entends parler d'elle. Parce que hier même, j'ai entendu, selon les informations qu'elle a rendues là, voilà. Et elle était reine, je sais pas, depuis 1926, je sais pas trop, voilà. Donc, et elle a assisté à plusieurs événements. Moi, ce que j'aime en elle, c'est que c'est son humilité, voilà, son esprit et sa capacité à supporter certaines choses, quoi. C'est ce qui m'impressionne en elle, quoi, voilà, en fait. li nga xam ne nag mooy ndoxum taw bi daanaka jur na ay jiye yu bari jamono ji nag ci diwaanu Ndakaaru ak ndox yu taw yu bari mu daal di wàcce am na ñu bari ñoo xam ne dañ cee daal di ñàkk seen bakkan bilan bi nekk ci jamono ji nag ñu ngi ko daal di xayma ci juróomi doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci géej waaye ñi nga xam ne nag ñoo ci victime na am na koo xam ne mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñaar di ab ndaw nekk disciple moom nag mi ngi doon sax def ay installation ngir daal di waajal li nga xam ne mooy màggal bu Touba loole nag ci la ko daal di courant bi mancé ba mu daal mujj ñàkk bakkanam muy ay câble yoo xam ne dañ ko daal di amal foole te loole mën na am ay njiixi jaax maanaam ay jafe-jafe ci courant bi nga xam ne des fois dañu koy installé ak ndoxum taw mi léeg-léeg mu daal di jur ay ci activiste bi di Abdou Karim Gueye ak professeur Cheikh Oumar Dia ñoom nag dañ leen placé en garde à vue ni ki démb ci commissariat central ñoom nag liñ den di toppee mooy ay tuuma yoo xam ne dañ ko daal di gàll ci ñenn ñi gannaaw boo xamante ni kii nga xam ne mooy imam Alioune Badara Ndao daal dina génn àdduna bu ñu sukkandiku ci Cheikh Kourachi Ba nekk seen avocat. xabaar yi bitim réew dañ koy daal di doore foole ca Tchad lu ci tolloo fukki junne ak benn ak téeméer ci ay école dañ ko daal di sax tëj foole ca Sahel central ak bassin lac bu Tchad li ko waxal nag mooy ay conflit yoo xam ne moo daal di jur loole foole ca Pakistan lu ci tollook fanweeri million ci ay doomu aadama li nga xam ne nag mooy ndoxum taw mi da leen daal jural ay jafe-jafe ba ñu ci bari sax daal di inondé loole sax lu ci tollook junne ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ay doomu aadama yoo xam ne ci sax ñàkk seen bakkan ñi ci blessé nag ñu ngi ko daal di xayma ci 12722 fale ca Ukraine nag gannaaw ab enquête boo xam ne ONU daal dina ko def moom nag daal dina recensé lu ci tollook ñeenti téeméer ci ñoo xam ne dañoo victime ci détention arbitraire ñoom noonu lan ko daal di duppee ñoom nag ñu gis ne seen territoire boole gannaaw boo xam ne Russie daal di na ko occupé ak groupe armé yu affilié li nga xam ne nag mooy xabaar yi bitim réew yu leeral yi ak sunu naataango. xabaar yi bitim réew yi dañ koy daal di doore ak fële sa Tchad lu ci tollook 11100 ci ay école dañ leen daal di tëj ci Sahel central bi ak bassin lac Tchad bi loolee nag li ko waral mooy ay conflit yoo xam ne dañoo daal di nemmeeku dafa daal di am ak ay menaces contre enseignants yi ak élèves yu suñu daal di sukkandiku ci UNICEF ak ONG yi nga xamante ni li ko tax a jóg nag mooy protection de l'enfance maanaam kaaraange xale yi looloo tax sax
lu ci tollook ay centaine ci ay milliers ay xale ñoom dañ leen daal di privé ngir daal ñu amal seen rentrée scolaire atum ren ji lu nu mel nag ci situation bi moo tax lu ci tollook ay juróom ñaari organisation ñoom nag ni ngi daal di artu di lancer appel ñi nga xam ne nag ñooy gouvernement sahélien yi ak CEDEAO Union africaine ngir daal ñu jël seeni ay responsabilité yu concrète def benn déclaration boo xam ne dañuy daal di interdire maanaam ay ñi nga xam ne nag dañuy daal di utiliser école yooyu ngir def ci daal seen ay école militaire lu nu mel nag loolee dafa nekk loo xam ne ñoom ñu daal di gis ne dañoo war a daal di def ab déclaration ngir tere loolu ngir école yooyu daal di am kaaraange gannaaw loolu nag dañuy daal di wax ci Pakistan lu ci tollook fanweeri million ci ay doomu aadama ñoom nag dañoo daal di am ay jafe-jafe ci wàllum mën maanaam inondation loolee sax nag dafa daal di jur ab jiye bu mag a mag maanaam tiis ba lu ci tollook junne ak juróom benn fukk ak juróom fukk ak juróomi doomu aadama ñoo sax ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan lu ci tollook 12722 ci ay personnes yoo xam ne dañ ci am ay gaañu loole rek moo tax nag nga xam ne mooy secrétaire général bu Nations Unies di Antonio Guterres moom nag ni ki tey ci àjjuma gi juróom-ñeenti fan ci weeru septembre dana amal ab visite foole ci Pakistan ngir daal amal ab njàppaleem maanaam solidarité ci nga xam ne nag dañoo daal di am ay loraange ci mënd moole moom nag ni ki tey sax da war a daal di daje ak ay hauts responsables yu Pakistan ñu daal di jeexalee nag xabaar yi bitim yi ak foole ca Ukraine gannaaw boo xam ne nag organisation des Nations Unies moom nag dafa amal ab recensement gis ne nag lu ci tollook juróom ñett fukk ci ay doomu aadama doonoo am ay détention arbitraire am ñoo xam ne nag dañoo leen daal di force ñu daal di disparaître maanaam jóge foole ci seen territoire boobu nga xam ne lii du Russie ñoo ko daal di occupé ak groupe armé yu affilié suñu ñi nga xam ne nag ñooy force ukrainienne ñoom ñi nekk dañ leen daal di tuumal ne ñoom ñooy nekk ci lépp loo xam ne dafa daal di sooke moole mbir lu ci tollook juróom fukki sax ci ay doomu aadama dañ leen daal di jàpp ñoom ñu gis ne ñi nga xam ne nag dañ leen daal di téye nii dañ leen daal di sonal mu nekk jàpp boo xam ne dañoo gis ne dëppoowun ak yoon ñu duppee ko sax ñoom arrestation arbitraire lii nag lañ leen daal di andiloon ci xabaar yi bitim réew yi. xabaar yi tàggareem lu ci tollook ñaari téeméeri million ci budget bu Sénégal buñ ko ci daal di gunge ñi nga xam ne nag ñooy waajal éliminatoire mondial bu basket loolu nag dana gën a yombal seen préparation wax ci première journée Ligue Europa ASC Monaco pour Crépin Diatta ñoom nag seen match bu doxoon seen diggante ak Étoile Rouge dafa daal di tàngoon lool Karim Benzema moom nag dafa daal blessé ci match bu ñu doon amal lool nag daal dina tiital ni nga xam ne nag ñooy waa Real ak Didier Deschamps mi nga xam ne nag mooy entraîneur bu France xabaar yi tàggaram mi leeral yi ak Madame Sport de la Time for Africa TV Penda Gueye. xibaari tàggat yaram yi dañu koy doore ak basket Sénégal naka war na waajal ñetteelu qualification wam ginnaaw bi mu qualifié 2014-2019 ngir loolu mën a yomb ci ñoom nguur gi faaw mu dimbali leen ci ñaar téeméeri million ngir ñu waajal qualification bi jëm février 2023 njiitu fédération bu basket bi di maître Babacar Ndiaye leeral na ne joxe nañu versement wu droit organisation yi ci yenn compétition yi si mel ni afro basket ak tournoi bu qualification olympique ñu wax ci ubbiteg ligue bu Europa moom AS Monaco war na mën a tàmbali aventure am bu baax ñoom ñi di waa équipe bu entraîneur bi di Philippe Clément assuré nañu ni ba ñu demee jongante ji alxames bi ñu génn fële ca Belgrade ci digganteem ak Étoile Rouge daal dinañu gagné benn bal ci dara moom international sénégalais bi di Krépin Diatta moo ngi dugg si ci ñaareelu xaaju mi-temps bi Monégasque sax ñoom amal nañu ab campagne européenne ngir waajal ubbiteg Europa dinañu dalal alxames gi ñu jëm Ferencváros ñu jeexale ko ak Karim Benzema ci match bi mu doon am daf ci mujj am ay gaañu moo tax ñu génne woon ko loolu dafa daal di tiital Carlo Ancelotti ak Didier Deschamps Karim nag dafa am ay gaañu ci tànk moo tax dina toog lu tolloo ko fukk ba ñaar fukki fan. jërëjëf Penda Gueye ci xabaar yi tàggat yaram di leen jox dik daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.
Preview.